C'est le forcing finalement ñu ngi en tout cas daaneel ñenn ñi ci kaw étage yi la ñu yegg pour daal di mën a sànni ay seen xeer kon nag mu nekk li nga xam ne moom moo xew ci cité kër gi fu mu ne nii commandant bi nee na police bi def marche arrière parce que ci li ñu gis mooy daanaka ñu ngi sànni xeer waaye gars yi ñu ngi taxaw ci buntu kër gi di joxe seen nupp bakken kon nag fu mu toll nii loolu mooy situation bi fii ci cité kër gi commandant bi mi ngi daal di interdire presse bi avancé mi ngi ñëw delloo si ginnaaw carrément pour xëy na peut-être ter ñu xool ba xam lan mooy war a xew ci biir waaye ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax xamuñu ndax dañuy dugg forcé comme ni ñu ñëwee nii xam naa ni dañuy dugg forcé ko jël kii di député Ousmane Sonko ci lu jëm ci wàllum affaire viol supposé bi nga xam ne dañu ko jël teg ko ci ndoddam ñoom ñu convoqué woon tey à 11h à la section de recherche de Colobane mu ne du fa wuyu ndax dañu waroon respecter procédure légale bi ñu daal di lever immunité parlementaire am waaye lu ko mooy ñoom ñëw nañu pour forcer gis nga woto yi renfort bi saxaar si xeer yi ñëpp daanaka fu mu ne nii jaxasoo nañu ci fu mu toll nii dañoo dee xool rek li xew ci kanam waay commandant bi ci boppam dafa bañ tasat xibaar yi di avancer pour xool ba xam li xew ci kanam kon nag gis nga saxaar si ci kanam ci buntu kër Ousmane Sonko daanaka koñ bi ñenn ñi ci kaw terrasse yi la ñu yëg pour daal di mën a sànni xeer ndax am na ay kër yoo nga xam ne en chantier la loolu moo leen may ñu mën a kii dégg nga commandant bi dégg nga leen ñu ne nañu reculer moytu xeer yi kon fu mu ne nii mbir mi tàng na la résistance des militants pose un peu problème parce que dafa ruxe complètement moom moo waral ba léegi mënuñoo fexe boo yegsi ci buntu kër Ousmane Sonko militants yi ñoo nga fa di sànni seen xeer ñoom nag ñu ngi sànni seen gaz lacrymogène waaye ba léegi yegsee guñu fa li nga xamante ne nag ay quelques mètres la mais yegsee guñu ba léegi dégg nga commandant bi ñu daal di ne journalistes yi waruñoo avancer ndax gars yi ñu ngi sànni xeer gis nga policier bi dañoo toj bopp bi moom daanaka xeer yi moom ñoom ñoo ko dal ñu toj boppam moom dugal nañu ko ci oto bi xam naa dañu koy yóbbu di ko soigner kon tax na ba fu mu ne nii comme ni ma la ko waxee rek am na ñi nga xam ne jot nañ leen arrêté ñu dugal leen seen woto am na nag ñi nga xam ne ba léegi ñu ngi résister di taxaw ci buntu kër Ousmane Sonko ngir daal di ne rek ñett police ba du fa yegg ngir daal di jëli ji kii di le député Ousmane Sonko leader du parti PASTEF convoqué dans l'affaire supposée du viol en tout cas fu mu ne nii nag militants yi taxaw nañu ne ñett policiers yi commandant bi moom moo ñu ne nañu reculer may leen fu mu ne nii bloqué nañu complètement les entrées et les sorties jot nañu arrêté ñenn ci militants yi waaye am na ay policiers yi nga xam ne itam jot nañ leen gaañ ci ay seen sànni xeer gis nañ leen ñu dugal leen seen woto ñu am ay gaañ ci seen kanam kan fu mu tekk ni Pierre Edouard Faye koñ bi tàng na lool fu mu ne nii nag munoo ñëw dugg ci kër cité kër gi ndax dafa tàng jër munoo itam daanaka dugg ci koñu Ousmane Sonko ndax dañoo daal di boucler complètement les entrées et les sorties kon mu nekk li nga xamante ne fu mu ne nii tàng na jër sànq seen ngeen saxaar si jàppaat nañu itam ñenn ci militants yi ndax ñu ngi jege bu baax a baax kër gi li mu fu mu ne nii nag daanaka ñu ngi à quelques 10 mètres de la maison où loge le député Ousmane Sonko qui était convoqué ce matin à 11h à la section de recherche de Colobane qui a refusé de déférer à la convocation soi-disant qu'il tient qu'on respecte complètement la procédure légale lu ko mooy nag tax ba ñoom policiers yi ñëwoon nañu à 10h pour def le constat
ñu delluwaat à 11h pour mën ko dem jëli ji militants yi na ñett ñu delluwaat fexe boo tegal seen stratégie léegi nag ñëw nañu. Le front était inévitable, les militants ont résisté et continuent d'ailleurs de résister. fu mu nekk nii nag ba léegi ñu ngi fii arrestation yi ñu ngay jolli daanaka léegi ñu ngi taxaw di leen arrêté kenn par kenn ndax la ma ko waxee woon sànq rek dañoo infiltrer complètement la masse devant le portail d'Ousmane Sonko moom moo leen faciliter arrestation yi ndax ñi may gis ñi nga xam ne arrêté nañu leen ñoom ñëpp force de sécurité yi sol ñu tondu cela veut dire quoi que ñoom ñu ngi woon ci mbooloo mi loolu moo Abdou Khoudoss ñu mën a facile ci moom pour ñu mën leen jëli kon arrêté leen complètement duggal leen ci oto bi ñu ngi avancé ndànk-ndànk daanaka presque yegg nañu. ñu jël ki nga xamante ne mooy Djibril Gueye Ndiaye. ñu mën waaw ñu jël ko priorité waaw Djibril Gueye Ndiaye. dama bëgg wax ak commissaire bi rek vraiment bu ma paree commissaire bi. wax ñu lan la ñu yónni woon ak situation bi ci nu mu. bu ma paree ak moom wax ak yéen. ban jàngat nga am ci li nga gis. bu ma paree ak moom wax ak yéen. situation bi nga gis. bu ma paree ak moom wax ak yéen. man Djibril Gueye Ndiaye la. Djibril Gueye Ndiaye nag moom sànq ba léegi ñu ngi bëgg a wax ak moom nangul ne nañu ko may as tuuti rek ba mu waxtaanaat ak commandant bi nga xam ne sànq moom la doon waxtaanal mu yónni ko ci président Ousmane Sonko nga xam ne mooy njiitalu Pastef léegi nag nee na faw mu yeggee ko commandant bi laata muy waxtaan ak presse bi moom nag la ñuy xaar nga xam ñu xool ba xam ndax finalement Ousmane Sonko a accepté de céder pour mu mën a nangu ñu jëli ji ko yóbbu ko wala moom tam ci boppam dafa ne mënul nekk ci kanam tuuti la ñu koy xam ak Djibril Gueye Ndiaye ma nga xam ne fu mu ne nii yéen a ngi koy gis mi ngi waxtaan ak commandant bi yeggee ko la nga xam ne moom la ko wax Ousmane Sonko bu ci kanamee rek kon ñu mën a ànd ak moom xool ba xam lan mooy la nga xamante ne la décision finale parce que fu mu ne nii c'est inévitable le front est déjà là forcément c'est que soit Ousmane Sonko va accepter tranquillement de se rendre ou bien ñu forcer buntu bi dugg ndax ci buntu bi itam am na la sécurité d'Ousmane Sonko ñu fa taxaw nga xam ne sànq dégg nañ leen ñuy waxee ci suuf que ne xëy na balaa ñuy romb fii leneen mën naa xew kon ñun mënuñoo wax la fa war a xew dañuy xaar rek xool ba xam lan moo fay xew kon loolu moo nekk li nga xamante ne moo xew ci cité kër góor gi ñu xool ba xam rek ndax Djibril Gueye Ndiaye pare na waxtaan ak policiers yi ñu mën ko tallal micro xool ba xam waaye dem na dafa mel ni dañoo nangul mu waxtaan ak. waaw Abdou Khoudoss yóbbu nañu ko jàpp nañu militant yu bëri dugal leen te police yi ñu ngi reculer cela veut dire quoi Pierre. waaw Khoudoss dafa mel ni dafa am na aussi ay policiers en civil yu bëri yu nekk ci foule bi ah loolu lay ndróol. waaw loolu lay nuroo looloo laa la doon wax sànq moom moo waral arrestation yomb ci ñoom ndax dañoo taxawoon ci biir masse bi tax na ba ñi ci bëri nga xam ne ay arrestation lañu bu ñu ñëwee jàpp leen ay tenue ay en tout cas ay civil la ñu sol loolu moo waral yomb ci ñoom ndax policiers yi sol tenue nekkuñu woon ci buntu kër gi ñoom difficilement lañ ci am accès fu mu ne nii daanaka balee nañu ba mu set wecc mënuñu nag seen buntu kër gi pour man leen seedal que ni carrément yegsi nañu wala yegseeguñu waaye fu ñu taxaw ak li ngeen nekk di seen nii c'est à quelques 10 mètres de la porte de la maison où loge Ousmane Sonko kon ñu mën a jàpp ne rek arrestation yi ñu fi gis yëpp ñi leen di jàpp ay tenue civile la ñu yore solo comme militant ñëw dugg ci ñoom xam la ñu bëgg teral ndax sànq militants yi dañoo organisé woon ne nañu génn ci bunt bi dem taxaw ci entrée yi xam naa ñoom loolu ne Khoudoss andi renfort policiers yi bari fi lool li ñu njëkk a def Pierre-Edouard Faye mooy bloquer les entrées et les sorties évacuer ñi nga xam ne oui Pierre-Edouard waaw dafa mel ni li muy ndróol nii ñi ñëw ñu rek pour rétablir l'ordre mais dafa mel ni dañoo ñëw pour jël ci Ousmane Sonko lay dégg waaw
waaw moom laa la wax moo tax mënuñu seedal que ni dañoo ñëw pour jëli ji Ousmane Sonko waaye li ñu doon wax dëgg ci suuf ñi njëkk a ñëw dañoo ñëw jëli si ko loolu mënuñu ko firndeel